soxla benn liggéey benn càmbar boo xam ne il faut que ñu gas ko bu baax a baax xool fan la ñuy teg suñu tànk parce que ñu ngi am plus de 500 collectivités locales tey bu ñu leen naree defal ñoom ñëpp un dispositif de parrainage pour recueillir parrainage bi candidats yi bu bëri naka lañ koy càmbaree saytu ko xam naa loolu il faut que vraiment ñu teel ci jóg pour mun ko def. ci benn communiqué mu daal di koy jagleel presse bi ministre intérieur daal di dàkk recommandation bi lee waaye nag kii di professeur Amsatou Sow Sidibé dafa jàpp ni mission d'observation bu UE ci rôle am rek la nekk. ci affaire élection mbirum ak yelleefu doomu aadama la ña nekk bitim réew dañuy ñëw saytu la nekk ci biir réew yi waa réew yi war wu ñu wax rek ne ñun lu ñu neex def déedéet. ministre de l'intérieur dafa war a xam ni suñuy àq ak suñuy yelleef moo taxaw yàlla jox ñu ko charte yi jox ñu ko constitution jox ñu ko loi règlement yi jox ñu ko dañu bëgg rek ñu appliquer ko. parrainage nag bëri mbiicook mbàlloo ci langue politique bi ministre Aly Ngouille Ndiaye rek daa ci génn ne mission d'observation bu Union européenne amul benn droit rek di def ay projection jëm ci élection locale yi nga xam ne rek moom la ñu dëkkmal waaye nag opposition bi nag di ñaan rek ñu daal di toog waxtaan ba rek daal di trouver ay solution jëm ci parrainage bi lee. Fatimata Touré jëwriñ jooju di Aly Ngouille Ndiaye sax la ñuy teewlu ak la mu tontu kuréel googee nag ne Sénégal amul dara lu muy jànge ci wàllu démocratie jóge ko nag ci réew yi tugal yi kàddu yooyu nag la yëkkati gannaaw ba mission d'observation bu Union européenne àddoo nag ci parrainage bi rawatina ak ci woteek falu gox-goxaan yi ñu dëgmal Aly Ngouille Ndiaye ñu teewlu ko ak Moussa Oumar Gueye. li ñu wax ñoom ci élection présidentielle bi mooy élection bi jaar na yoon nit ñi participer nañ. Sénégalais yi war nañ ne am nañ maturité ci élection donc élection yi amuñ benn sikki sàkk que président Macky Sall fal nañ ko au premier tour loolu mooy li taxoon ñu jóg ci wax ci leneen lu jëm ci élection locale ne bu doon seen sago élection locale du am parrainage bañ ko waxee ca saasa laa ne leen yéen a ngi dugg ci lu dul seen liggéey parce que déjà loolu indiwu leen fi woon benn et deuxièmement ci wàllu élection ñun amul leçon bu ñuy jël tey ci Europe. te wax jii ma wax naa ko ci dialogue politique bi am na benn ambassadeur Union européenne bu mos ñëw sama bureau booba ñi ngi di waaj dem élection ne ma dama bëgg ñu xool nu leen mën a jàppale ci élection ma ne ko amuñu leçon bu ñu jël ci yéen parce que am ngeen expérience boo xam ne bii mi ngi ne weng nga bëri ki démb donc si fàttali ko ne parrainage boobu ñu wax motif ba ñu wax ñoom dañ ne ndax jàpp nañ ne contrôler ko dana jafe ba mu ko waxee ci saa si laa ne ko bul xeeb suñu intelligence ndax am na expert bu demoon assemblée ne duñ mën a contrôler élection présidentielle parrainage fàttaliku ngeen ko te ba mu ko waxee dama ne ko njàng ma nga jàngoon ak mi njàng weer wuute na yaakaar naa ne élection yi ñu génn contrôle parrainage lañ ci wax kay mooy c'était trop sévère ndaxte même orthographe sax boo ko ci defee ci erreur ci quelqu'un ñu rejeté donc là c'est trop sévère maintenant li ñuy xool mooy naka la ñu mën a dans le cadre du dialogue bi naka la ñu mën a xoolee lu ñu ko mën a joyante mais loolu vraiment il faut que ñu am fierté ci li ñuy def te bañ a am faible rek parce que ay européens wax nañ wala ay tubaab wax nañ. mu nekkoon jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi mbirum Aliou Sall ak BBC plateforme bii di aar li ñu bokk nag du mës a dellu gannaaw naam sax amoon nañu ab ndaje boo xamante ne nii dañu leen a mujjee tas keroog ca place de la nation waaye booy xool nag ñu ne bëgg nañu amalaat nag beneen rassemblement àjjuma ji lay doon ca allée du centenaire la ñu bëgg rek mooy dëgg gi daal ne fàng ci mbirum pétrole boobee ñi ngi doon janoog taskatu xibaar yi ñu teewlu njiital COS M23 Abdourahmane Sow ci micro ma Biram Diouf. ñun dinañ xeex pour mu leer parce que suñu ay préoccupation ak suñu objectif la bokk boo de gisee ñu inscrire ko ci 4 objectifs yu ndaw mooy justice bu tëddee njaaxanaay def liggéeyam bañ ci def par parlo loolu mooy am nañ préoccupation parce que gis nañ fi ay rapport loolu daf ñuy jaaxal du ñu daw wax ji dégg nañ fi institution générale des finances muy kuréel bu mu état ŋànk tabbu nit joxoñ ko mu tudd Mame Mbaye Niang mu ne ko ñi ngi lay jiiñ ne da ngaa luubal 20 milliards ak juróom-ñeent def na ko xamuñu defu ko xamuñu mais ndax ñun sañuñu ne war nañu xam ndax def na gis nañ fi rapport IG par exemple 2013 mu bind joxe tur Samuel Sarr nañu ubbi enquête information judiciaire ci moom ci 9 milliards 700 millions def na am deful ana ko waroon liggéey bi ñuy wax Omar Anne di wax keneen ak keneen. non dina am suite xamul tax ñiy porté xeex bi dañu ko gëm kenn manipulé woon Sonko yónniwu leen Abdoul Mbaye yónniwuñu te balaa ngeen xam muy dëgg la. yoon doxoon ba mu leer ba ñenn ci ñooñu ñu ne dañ taq boobaa ci ngeen di xam ne ñun askan wi rek moo ñu ñor ak suñu ay ngëm-ngëm donc xeex bi du xeexu ñetti fan.
ñu àddu ci leneen ñeel nag contrat ndox meek contrat bi nga xamante ne nii nag daal di nañ koy rek jëmmal ñu ne ndox mi kon Suez la ñu ko dénk am na nag ñoo xamante ne yëkkati nañu ci ay baati ger bokk na nag ci Mignane Diouf moom sax ñu mujj ko rek woolu ca ARMP gannaaw kàddu yi mu yëkkati woon kàddu ger am ca moom nag ba mu demee foofu daanaka rek dafa dëggalaat li nga xamante ni moom la waxoon ñu teewlu ko wala boog sax ñu ànd ceeg Mamadou Fall mi nga xamante ne xëyoon na foofee ba ñu ko woolee. déglu gu ko ARMP doon déglu ci wàllu contrat affermage bu ñu jox Suez coordonnateur bu forum social moom daal dinay dëggal la mu waxoon ci kanamu enquêteurs yi nee na am na conflit d'intérêt ba noppi am li nga xam te ni moo di corruption. dañoo sukkandiku rek ci dëgg ci bëgg a xam dëgg bëgg a wut dëgg normalement war nañu mën a xam ne Suez bi ñu attribué marché bi ñu ngi ko joxee yaarul yoon taq na suuf tey na xel. doon na loo xamante ni itam kenn waru ko mën a boole ak li nga xamante ni mooy processus bu libre boo xamante ni bu xaw a ànd ci yoon la donc ñu jàpp itam ne dëgg-dëgg gis nañ ne mbir moomu doon na mbir moo xamante ne xam na doy waar ndax Sénégalais yi dañ doon xaar am société boo xamante ni dina wàññi ndox mi ci liñ ko doon joxe. Mignane Diouf yëgle nii yëf yi sax duñ ko yemale fii daañu ko yóbbu ci juridiction ya nekk ci bitim réew ngir kon kii di Suez rek mu ñàkk boobule marché. Suez nag jéem nañu dajee ak directeur am France mais dafa bañ ñoo recevoir def nañu nag plainte boo xamante ne ñun ak sunu naataango yi nekk Tugal yi nekk Italie yi nekk Espagne yi nekk ci biir Afrique ñoo ci ànd nañ ko plainte yóbbu ko ci tribunal bi nga xamante ni mooy saytu yu ni mel foofu ci dëkkam France te yaakaar nañ ne xëy na fan yi di ñëw bu nu wooyee ci boobu tribunal dina am lu ñu jëfalante ak waa Suez bi xamal ko ni mbuxum moo tax nu lay jox marché bi nga xamante ni xam nga ne yelleewuloo ko ci proposition yelleewuloo ko itam ci lu jëm ci sa mbaax. ngir yëfi jaar yoon wàllu passation mën a leer ba noppi mu bañ a am ay mbuxum ci biir. ñoom forum social nee nañu danañu saisir ki nga xam te ni moo di OFNAC. lu soxal mbuxum moomu ñuy wax sax ci wàllug ndox mi Modou Fall jëriñ yi nga xamante ne nag moom la ñu ko dénk ma nga woon ca diwaanu Ndar tontu na nag ci mbir moomee moom Serigne Mbaye Thiam la mu xamle rek mooy contrat yi nga xamante ne kon daal di nañ koy rek xaatim ngir nag Suez boobee mën a jote rek kon ci marché bi doon na loo xamante ne lu leer la te it fu wóor lanu ko teg mi ngi ko wax rek ci bi muy nemmeeku ji ay cours d'eau ak i lak foofee ca diwaanu Ndar ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. pour nga comparer ay offre du njëg li rek ngay méngale nit ku nekk da nga dem yenn saa yi gis simis buy jar ñaar fukk nga ne ko fa ñukk bañ koo jënd simis buy jar téeméer da nga dem gis oto buy jar fukki million nga bañ koo jënd oto buy jar ñaar fukki million mi ngi aaju rek njëg bi lan lay àndal pour nga seet ndax yow bii moo la gënal wala bii mbirum ndox mi tamit loolu rek la du njëg bi rek la ñuy xool da ngay xool njëg bi tamit ak li mu àndal. di wax ne que ne dossier boo xam ne bii aw na foofu yëpp xam ngeen ne nguuru Sénégal yëpp la engagé ndaxte dossier bi dama la ko wax lu baree bari la lu nekk ci biir loo xam ne lii ay borom xam-xam ñoo koy jàng gis ne lii moom méngoo ak li Sénégal bëgg a def ci mbirum ndox mi ci at yi di ñëw. li may bëgg a wax rek mooy SDE lu mat ñaar fukki at ak ñett Sénégal óolu na leen jox leen ndox mi biñ leen óoloo jox leen ndox mi defoon nañ ci njëkk. bi ñu defee appel d'offre defal nañ ñu njëkk ñu tànn ñeneen bi ñu leen doon tànn am na ñeneen ñu bàyyi woon tànn leen ñoom donc léegi noonu la nguur gi doxee donc il faut que loolu ñu xam ko tamit. gannaaw ndox mi ñu wax ci njaayum garab yi nga xamante ne nag garab yu bon la léeg-léeg ñu gis rek ñuy lal ci mbedd mi di ko jaay mbaa boog sax ñi nga xamante ne dañuy ubbi pharmacie yi dañu ci am sañ-sañ loole nag kuréel gi nga xamante ni mooy xeex garab yooyu leen nag ma ngay wéy kon di ko naqarlu mu am nag ab janoo boo xamante ne def nañu ko ak taskatu xabaar yi weccoo xalaat rek ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yooyu ndax xam nañu ne garab yu bon yi nag dafay indi gàllankoor ci wér-gu-yaramu askan wi la ñu bëgg tamit mooy matuwaay yi nga xamante ne nguuru Sénégal jël na ko ci xeex yooyu garab nag mu daal di koy rek gën a fësal dañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo. Sénégal bëri na garabu pharmacie yu baaxul yi ñuy jaay ci mbedd bi mu nekk benn fléau boo xam ni dafay jural askan bi ay jafe-jafe ci wàllu wérgu yaram. garab yu baaxul yi li muy indi bëri na trop c'est estimé à des milliards
ndax booy seet léegi sax ñi daan jaay drogue ay cocaïne ak ñoom seen léegi ñu ngi ci médicament yi ndaxte bu ñu la jàppee ci drogue bi liñ lay tëj ay ñaar fukki at la ak ñaar fukki at ak juróom te médicament yi bu ñu la jàppee malheureusement législation bi fii peut-être ay 6 mois la ak ay 8 mois moo taxit nit ñi de plus en plus ñu ngi ciy dugg te loolu dafay indi ay gàllankoor ci population yi di leen jox ay feebar yoo xamante ni ay feebar yu difficile à gérer lañu comme li ñuy wax insuffisance rénale. xaalis bi di jóge ci njaayum garab yooyu toll na ci ay milliards boo ko xaymaa waaye ay matuwaay état bu Sénégal daal dina ko jël ngir xeex njaay moomu. nit ñi ñuy am xaalis bu bëri. En vendant la mort, je pense que il faut dire que il faut une volonté politique. douaniers yi ñu ngi ci def liggéey bu xarañ policiers yi ñu ngi ci def liggéey bu xarañ te fi ñuy jaayee garab yi kenn du fa defar garab donc garab yi dañ fay dugg donc il faut tarir les sources. ay tonnu garab pharmacie yu baaxul ci wergu yaram dañ ciy teg loxo at mu nekk fii ci Sénégal kuréel bii di xeex ngir ñu dakkal garab ak pharmacie yu baaxul yi li ñuy laaj lenn la ñu teg ay daan ci kaw ñi di jaay garab yu baaxul yi ci ni mu gën a gaawee. garab yu baaxul yooyu booy xool sax ca Touba Mbacké daanaka fa la ëppee ndax la ñu fa jàppoon ku ne xam na ko atte ba nga xamante ne jëm na nag ca ñooñee defoon rek njombe joojee ñu ne nag Touba lu ñu war a gestu la ci njaayum garab yooyu ndax am na ci ay dépôt yoo xamante ne seen lim jéggi na dayoo ña nga fay wàccee garab yu bon yi ñu teewlu ki nga xamante ne nag moom moo jiite service bu centre hémodialyse bu Touba ñu ngi koy woowee Daxaba. remarqué mooy Touba pratiquement dañuy defee ni que Touba nit ñi di nga am alal mais tamit ndóol bi tamit bëri na mooy benn deuxièmement nit ñi tamit jàng bi tamit demewul noonu donc te tamit dépôt yi soo ko remarqué par rapport ak pharmacie yi pratiquement amul dara loo xam ni mun na leen différencier donc ñoom lépp loo xam ne pharmacie yi am nañ ko ñoom dépositaires yi am nañ ko. waaw donc loolu tamit boobu benn la beneen bi tamit mooy tamit si dépôt yi soo ko remarqué dépôt yi garab yi pour am foofu garab yi si lay gën a yomb que officine yi parce que officine pharmacie normale da ngay joxe sa xaalis soo joxoon sa xaalis doo am mais fële nit ñi mun nañu ubbi par exemple benn carnet benn bon pour nekk ne chaque fois nekk di la jox donc foofu mooy gën a yomb par rapport ak pharmacie yi normale mais lenn lu ñu xam. mooy que dépôt yi bëri nañ fi parce que soo ko xoolee plus de 410 dépôts moo am Touba contre 48 pharmacies pour normal. du garab yi bon yi képp mooy indi gàllankoor ci wér-gu-yaramu askan wi gis nañu tamit ne léeg-léeg nag miin ya fa ñuy ne nanu koy liggéeyaatee tamit dina faral di indi njombe ci askan wi moo waral nag kuréel gi nga xamante ne nii moom moo taxaw temm ngir àq ak yelleefu doomu aadama yi ci secteur yooyu nga xamante ne nii ràññee nañu fa miin ñoo taxaw nag ngir daal ñu jël ay matuwaay rawatina ak ci wàllug alam gi naka noonu mu am lël boo xamante ne boole nañu ci askan wi nga xamante ne ña ngay yeewoo ca diwaan yooyu ñu ràññee miin ak yeneen i nit ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowee ngir tàggat leen bu baax a baax ci mbir mi Aminata Mbaxe Sow Jafara Ba. bokk na ci gox yi am ressource naturelle yu am solo fii ci Sénégal Kédougou Matam Thiès boo demee fenn fii mën nga fa gis or feneen fii ay phosphate ñoo fa nekk waaye la ñu nemmeeku mooy bu ñuy exploiter ressource yooyu le dafa am yenn violation yu ciy am. violation yi am Kédougou zone d'orpaillage yi am na yoo xam du bokk ak yay am Matam ak yay am Thiès parce que zone bu ne dafa am spécificité mais li ñu nemmeeku mooy dafa am violation yoo xam ne nii moom pratiquement dañ koy gis fa mooy li ñu naan la dégradation de environnement bi moom wax dëgg yàlla gis nañ ne industrie extractive yi ñu ngi ciy def impact bu négatif loolu boo jëlee suuf si nga xam ne tey tool yi nga xam ne béykat yi ñu ngi koy béy da ngay dem ba tool bi dootul am njëriñ ndax dafay am benn pollution bu ci am dégradation avancée couvert végétal bi ñax mi nga xam ne xëj na jur gi war nañ koy dund da ngay dem ba dootul mun a am sax loolu yëpp nag dañ koy lëkkale également ak jaww ji nga xam ne maanaam air bi ñuy noyyi dafay am benn pollution bu ciy am te loolu dafay am souvent ay xeetu feebar yu muy jur prolongement bi la. bu ñu nee rek multinationales yi ñëw nañu dañu naan waaw dinañu indi liggéey dinañ indi comme croissance économique bi yokku waaye nag du ñu wax souvent la muy jur ci àq ak yelleefu doomu aadama. bu weesoo violation yooyu la jëm ci wàllu wérgu yaram ak ci ñàkk aar gàncax gi ñoom tamit transparence ci wàllu ressources extractives yooyu la lu leen intéressé lañu. président dafa def réforme en 2016 mu constitutionnaliser
li nga xam ne mooy l'appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais mu ne ressources naturelles yi askan wi moo ko moom kon nag comme askan wee ko moom te am na xëj na lu ñuy wax di ko ruumandaat justice bi rek moo ko mën a leeral mu ko mais nag bu ñu fàtte nañu bàyyi xel ne wax dëgg yàlla boo nekkee ci état de droit ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga xalaat. loolee waral ñu daal di amal atelier de formation bile ngir yokk xam-xam population bi nga xam ne ñooy yeewoo ci gox googule ci naka la ñuy respecter seen droit ngir ñu aar leen sàmm seen wér-gu-yaram bu ñuy exploiter ressources naturelles yooyu le ñu kaa jaajëfal Aminata Mbaxe Sow nu ñuy fexee nag ba taskatu xabaar yu jigéen ñi mën a dugal seen loxo bokkit ci ñuy xeex wàllug fitna loolu nag solos ab ndaje bu ñu amaloon tey jile ab lël la sax boo xamante ne ñu ngi leen ci prié woon ñoom taskatu xabaar yooyu le ci ndimbalug mbootaay rajo associative ak communautaire yi mu lëkkaloo ci nag ak institut Panos lël bi tey jii la ñu ko amal Ibou Diouf lañu ci àndal Mohamed Dieng. ñii di yëngu ci wàllu média nag sumb nañu waxtaan bi ak ki seeni partenaire li ñu bëgg rek mooy lii di kër tas xibaar yi soxna yi dugal ci seen baax a baax seen baat bu ko defee xeetu fitna yi ñu nemmeeku ci biir réew mi ñu indi ci ay saafara. ndax dañoo seetlu ne ci biim réew day ren jii day Sénégal am na ay violence yi nga xam ne année noire la mañ ko mën a wax. pour véritablement ñu mën a waxtaan ci gox-goxaan yi au niveau des communautés. ci question yooyu mais aussi jox jigéen ñi aussi kaddu gi ñu mën a wax ci média yi parce que souvent jigéen ñi la ñuy wax ci média yi bariwul astafurlah bariwul mais même en général ña cay wax en général nañ koy waxee bokkul ci li nga xam ne mën na tax jigéen am place am ba mu war a am. li nag di ab lël liñ ci jublu rek mooy fexe ba ngeen doon dooleel su ko defee lépp lu aju ci wàllu information bi lalu ci wàllu fitna joojee te ñu ciy nemmeeku yenn saay soxna yi. ñu am ci taxawaay bu mucc ayib. am na yeneen fitna yi nga xam ne mu ngi am ci gox-goxaan yi kenn waxu ko te fitna yooyu ñoo ëpp. rajo yi nga xam ne ay association de base yu solide ñoo leen taxawal mais aussi animateurs ya fay wax ñoom ci communauté bi la ñu bokk kon xam nañu mécanisme maanaam levier culturel yi nga xam ne mën nañu koo appuyer pour mën a ubbi waxtaan bi nga xam ne dina am njëriñ ci population yi. projet Femmes occuper les médias ñu jublu ci rek ngir gën a ñaax ñi nga xam ne dañuy liggéey ci kër tas xibaar yi rawatina soxna yi ñu def kem kàttan jaarale ko ci seen liggéey ba li nga xam ne rek mooy xeetu fitna yi ñu nemee ko ci biir réew mi ñu fexe ba mu jóge fi. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi mbër ma Mor Fadam faatu na Mor Fadam moomee nag nekkoon ci écurie Njàmbur ñu xamoon ko lool ci xarañteefam waaye tamit mbër mu mag ma mu doonoon mënoon lool la mu doon def Mor Fadam nag bu weesoo sax Sénégal bi bari na lool ay médailles yoo xamante ne jëlee na ko bitim réew gannaaw la mu xamoon ci bëre tamit daan nañ sàkku xam-xamam maanaam consultant ndax wàllu bëre ku ne xam na ni xam-xamam màccoon na ci lool dañu ci ànd ak Pape Fara ñi ngi Youssou Baro. mu nekkoon nit koo xam ne dafa effacé lool jullit akkan Mor Wade alias Mor Fadam nekkoon bërikat boo xam ne nit ñi respecté nañ ko woon def carrière lu ëpp fanweeri at wuyu ji boromam bi nekk perte bu rëy ci sportifu sénégalais yi. lamba perte yaakaar naa ne suñuy xale yi suñuy doom yi suñuy jarbaat dinañ roy ci Mor Fadam ci jikko ci yar ak teggin ak ci bëre ak comportement même bi ñu nekkee adversaire sax dañ doon daje di waxtaan même dans la vie courante nii dañuy dajante. ma dugg ci otoom mbaa mu dugg sama oto ñu toog di waxtaan ñu tooñante vraiment ni ñu suñu ko bàyyi meloon donc vraiment Mor Fadam ni ku simple ko oyof la boo gisee ci làmb yi sax mu toog ci tribune bi kursam la yore nii ainsi de suite amul ku muy waxal baatam sax doo ko dégg donc yàllaa ko bu ne muy nekkoon jëmu mbër rek mais xol baak jikko jë musul nekk jikkoy mbër. mbir mi daal di koy jëlee kaw moom Moustapha Guèye mi nga xam ne bëre na ñaari yoon ak kii di Mor Fadam jàpp ne champion bu mag dem na. waaye nag mosuñu waxante lu ñaaw ci cumukaay mbaa ci géew mbaa dara bëri nañ nag combat bu neex la woon nag xeex bi bëri woon trop bëri bi bëri woon trop et mu am ci man ndam donc nag lépp lu ñu defante woon maa ngi moom ci lu baax na ko yàlla yaatal lépp lu ñu defante te mu doon dëng-dëngu doomu aadama tamit nañ ko yàlla jéggal ndax làmb defante rek la woon tey jii maa ngi am xol bu pincé buy metti ndax sama nawle sama nattango sama mag moo fi jigate ñu bokkoon nañuy def. mais damay fàttaliku rek ni ay kombaam ak ay tafage may xam ni ci nitu jàmm la quoi du mbër quoi parce que ngay gis ay mbër muy jéem a def lu soxor moroomam mais moom toujours c'est pour rek mu daaneel la après dem quoi.
waxuma sax famille làmb waaye képp kuy sportif bu Sénégal war nañ ko delloo njukkal bu mag. Fadam jar na rendre hommage gravement sur le plan national champion la sur le plan international champion la ci lutte traditionnelle voyagé na ba tey pour équipe nationale lutte olympique tamit voyagé na ci ba tey te voyagé na aussi internationalement judo moom gis nga kon moom il est né sportif lépp sportif la ko def lan moo ko mayoon nag taille bi mu amoon gabarit bi mu amoon boxe sax Mor Fadam def na ko tout ce qui est sport Mor Fadam def na ko. Absolument il faut nous rendre ko à César ce qui appartient à César donc am na ay mbër yu bare yoo xam ni yu nekk ay Louga wala yu nekk ay Dakar donc suñuy bëree c'est parce que am na lu ñu jëlee si Mor Fadam. Mor Fadam gannaaw ba mu jàppee ngir waajal tisbaar ci la daanu ci biir néegam ngir arrêt cardiaque mu daal di dem bàyyi ci ginnaawam wéetaay bu mag ñi di njabootu làmb. Mor Fadam yàlla na ko sunu borom yërëm woyofal suuf ci kawam te xaare ko ci àjjana yi gën a kawe mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen ci kanam ci 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Chérif Diop.